consommateur lu ñëw rek ñu consommer te léeg-léeg nga consommer loo xamante ni mën nga caa jógee fokk kenn dootu la mën a defarati te boo amul capacité d'analyse yu bare bari mën na la sànq léegi kon fokk ñu yee ndaw ñi fokk ñu jàngal ndaw ñi fokk ñu yar ndaw ñi fokk ñu delloo leen fa ko mag ñi tegoon loolu insha allah mooy thème ñi fii fas yéene rot ci waxtaane Cheikh Alhaaji Abdou ci waxtaane Sayyidi Cheikh Ahmed Tidiane ci waxtaane maam Sayyidi Alhaaji Malick radiyallahu anhu kon insha allah ñu jox Pape As mu dalal ay ganam su ca jógee rek sëñ Babacar jël timis jot ñu julli rek daal di dugg ci programme bi insha allah bismillah café waaw kàddu yi tamit insha allah am na fi taxawu suñu tariqa dinañ fi am kàddu insha allahu taala ak kilifa yi ñu tudd insha allahu taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد وعلى جميع آله وأصحابه وخلفائه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi gannaaw ba ñu muslu ci bakken ak seytaan yi ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala di julli ci sang gi ki yàlla tax ñu bind ñëpp te mooy Seydina Muhammad di ñaan julli boobu yàlla na rogalaat ba ci sëtam bu tedd bi nga xamante ni tey bu ñu xawee tàkkamtiku as lëf ci xam yàlla subhanahu wa taala moom la muy Cheikh na Tijani Chérif al-Fatimi ak mbooleem kilifa tarixa bi yëpp kàddu gi du gudd ndaxte oustaz Pape Kane wax na ba noppi dalal na tamit ay ganam xanaa dañuy sant njaboot gi nga xamante ni lii bañ ko taxawale ak léegi matul juróom-ñaari fan wala ci lay toll ñi improviser ko mu mel nii ñi tax mu mel nii foog ñu sant leen te mooy yéen ñii xëy na du ma lim tur ndax su ma limee ay tur am ñu ma bàyyi ndaxte ku fi ñëw te yàlla moo tax ñu ñëw fi yàlla moo ne yéen ñi nga xamante ni bokk ngeen ci daayiratul imaan yi buñ leen woowee ci loo xamante ni day dundal diine wuyu ji leen ndaxte jullit mënul am lu ëpp lii occasion bi nag tombé ak anniversaire ci nga xamante ni ba mu génnee àdduna ak léegi mi ngi bëgg yàgg waaye bés bi mu génnee àdduna ci weeru tubaab ndax boo ko doon compter ci weeru olof wala boog ci miladiya du demee nii waaye le 14 septembre amul kenn ku ko moom ku dul Mawlana Hadj Abdoul Aziz man ak sama doomu baay di sama doomu bàjjen Jim Sakho ak oustaz Souleymane Ndiaye ak oustaz Mokhtar Sarr ak ñeneen ñoo xamante ni li ñu lim seen tur ñu daje ca daara ja wax ne war nañu mën a taxawal bés bi ñuy mel ngir fàttaliku ci góor googu doon Mawlana Hadj Abdoul Aziz radiyallahu taala anhu waaye tamit profité ci occasion bi xam na kilifa yi dinañ ci ñëw ngir namat pas-pas yi ngir dolli dénkaat njaboot bi nga xamante ni ñooy suñu njabootu bopp
te ñu nag ñoom ñu bokk tool bi ñuy bay te gannaaw ba ñu bayee ba pare yàlla nattoo nañu ay kaña nattoo ñu ay golo nattoo ñu ay yàqkat yoo xamante ni xamuñu fu ñu jugee xamuñu lu ñor fu ñu ko jëlee ñu ñaaxaat leen pour ñu gën a sàmm seen parce que gën ko fonk ba benn nit bu mu leen ko yàqal wax naa démb ni nit day am kilifa bu amulee kilifa day yomb daan te Cheikhul Khalifa nee na woon booy wéeru da ngay wéeru ca borom gannaaw borom ndayo ya te borom ndayo yi moo ñu am ndigal loo xamante wér na lool. bu ko defee ñu ngi sant ñëpp ñi nga xamante ni teew nañ fi ci autorité yoo xamante ne ay autorité religieuse nañu ak ay autorité coutumière ñu ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla ci ñi nga xamante ni moom nañu taaralee suñu jotaay bi di ñaan yàlla lépp luñ fi sàkku yàlla nañu ko suñu borom defalal te muy mu gën a kawe suñu njot ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke góor gi nga xamante ni moom moo sabab suñu daje tey di Mawlana Haji Abdoul Aziz radiyallahu taala anhu. damay wax ne daje di waxtaan ci Cheikh Al Haji Abdoul Aziz amul njëriñ lépp solo mooy buñ fi jógee ñu doon ay Cheikh Al Haji Abdoul Aziz yu sot Oustaz Abdou Latif laaj na ma ko démb bari na ko woote ne soppe Cheikh Al Haji Abdoul Aziz la te Cheikh Al Haji Abdoul Aziz jaralu ko dara nuruwu ko ci lenn wax naa ne ki bëgg sax rappeur bi wala nga bëgg footballeur bi wala star bu mu mën a doon da nga koy jéem a nurulu kon nañu nurulu góor gi ci jikko ci mbaax ci bëgg mbokk ci fonk diine ci fonk nag pas-pas bi nga xamante ne fa la ko yàlla boole woon mu doon xalifa waaye yëgul woon ne am na cëru xilaafa moo tax daana wax ci mbindam kawniya tilmisan li haza al qutbi ya rabbi xaqiqu bi duni salbin yow yàlla maa ngi lay ñaan sama nekk gu ma nekk njaboot di taalibe góor gu tedd gu ñuy wax Cheikhu Tidiane yàlla na ma ko dëggalal te daawu nag seetaan kenn di ci dugal loxoom ku ci dugal loxoom mu dagg sa loxo xëy na nag jamono toll na foo xamante ni ñëpp nga ballu loo gis ci avancée technologique day am ay inconvénients day am ay avantages réseaux sociaux yi bari na communication yomb na ba tax kenn ku ne yaa ngi dugg lu ne di récupérer ñu ne pour utiliser leen à d'autres fins waaye ku bokk ci tarixa bi amatul luñ fi woote diine ji amatul luñ fi woote la fa des mooy jëf te nag kuy jëf doo bëri wax kuy jëf nekk ci tool di jëf doo bëri wax dégg naa Serigne Cheikh Tidiane daana wax ne kuy def nekk ci liggéey ku la wax nga bëgg koo tontu boo moytu sa liggéey du yegg kon mbokk yi fi ñuy jàpp fii la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant suñu mag ji di imam Babacar mi nga xamante ni tey man dama ci juux rek waaye fi mu nekk moom mën nañu fi wutu ñun ñëpp Cheikhul Khalifa nee na fi kullu quturi minal aqtaari te kii moom kóotaali ci Cheikh na Tidiane fi mu nekk ndaxte fi mu nekk moo xam jokkul la moo xam sokabet la diine rek lay xëncu ci biir diine nag pas-pasam mi ngi ko at kër Cheikhul Hadji Malick ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam ak mboolem ku fi rot ñëpp nag laa wax sans exception ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di leen ñaanal bu baax a baax suñu mbokk yu jóge ba Géejawaay bokk ci njabootu ab nawal xadratu Tijaan moom ñëpp a ko bokk ñëpp ci dugg nag ñu ngi sant nag suñu benn man sama invité lay wax mu oustaz Amsa Niang di sët tamit Cheikhul Hadji Malick di def liggéey bu rëy ci kër gi dans l'ombre fu gaa yi jaar mu jaar fa toj fu gaa yi jaar tabax mu jaar fa toj kon ñu ngi koy sant di ko dalal jàmm di dalal ñëpp haza wa billahi tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. jërëjëf Pape As bii doon wax Cheikh na ci Seydi El Hadji Malick
taalibe di ko nangu waaye loolu la yàlla dogal kon mu mel ni waxtu jot na te li ñuy liggéeyal